bon tey lii ñu dañ ciy sant di si gërëm le président Abdou Mbow ak tey ñi mu àndal yëpp di waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar pour ñu créer benn cadre de concertation bu defee ñu mën a boole suñuy force c'est-à-dire ñu mutualiser suñuy force ñu ñëpp ñu àndandoo nekk benn parce que ñu ñëpp ñoo bokk cause bi ñu gëm mooy falaat président de la République Macky Sall ñun nag tey tous les mouvements de soutien yi nekk Thiès yëpp ñi nga xamante ni ñooy les mouvements significatifs donc ñëw jëw nañ d'accord si li nga xamante ni tey loolu la ñu proposé parce que ñun loolu la ñuy wut ba depuis bañ ñu commencé teg suñu mouvement ba léegi on appelle à la fédération dañuy woo ñëpp ñu booloo ñu àndandoo mën a toog ñu boole ñu si instance yi boole ñu si réflexion yi ndax ñu mën di joxe suñu kàddu si li nga xamante ni mooy doxal réew mi donc tey lii je pense que c'est lu am solo la te lii war nañ ko mën a continuer donc li ñu fi tënk tey ñu teg ko ñun dinañ si ànd doxal ko liggéey ko ba président de la république xamante ni moo tax ñu jóg mu mën a am ndam. vraiment tey moom dañu am fierté bu rëy parce que vraiment ñuy remercier président ci initiative bu rëy bu toll nii donc parce que dimanche bi passé la ma recevoir te toog ba 23h05 man ko président bëgg nañu nga cadre waat sa njaboot parce que département Thiès bëgg nañu daal ñu toog parce que moment yi fa nekk mën na la jox résultat bu leer naññi vraiment mais njaboot bëgg nañu ñëw daje ak moment yi kon loolu tax ma di ko remercier dimanche laa ko wax tey Abdou Mbow wooñu ñuy remercier Abdou nag bu baax a baax ci initiative bi parce que tey boo xoolee moment yi nekk Thiès yëpp kenn desul ñëpp ñëw nañu donc bokk ndey bokk bàyyi bokk jàppandoo yëkkateendoo tegandoo te incha allahu rabbi du yàgg dara dinañ ko wan résultat boo xamante ni mosu ko am Thiès parce que lii mu def tey mosu ñu ko def Thiès waaw parce que dañu doon dem rek bàyyi moyens yi ci ginnaaw moment yi nag am volonté bëgg président di jàppale président bii yoon nag da ci boole moment yi ñu ànd ak waa APR bokk ndey bokk bàyyi yëkkateendoo tegandoo waaw kon liggéey bi dina yomb incha allahu rabbi parce que jamaa yi dañuy xëccoo dënu ba mu mujj dërëj te xër rek moo tax kon ñun xër moo tax mais li ñu am ñun moment yi nga xam ne jàppale président Macky ak waa APR yi fi nekk li ñu am xajul ci kees amul benn leader boo na xaj na ci moom xanaa xëccooloo rek ak xër léegi nag dem nañu ba toog waxtaan doon benn kon képp koo xamante nii tey taxaw nga di dékku moment yi fi nekk na nga xam ne na nga préparé. kon comme ngeen président jox na leen seen cër parce que à un certain moment dañ ne mouvement yi à Thiès ñoom ñoo war a def différence. waaw moo tax ñu di ko remercier bu baax parce que lii mu def nii mooy jox na suñu cër waaw li ñu moom jox nañu ko moom kay li ñu bëgg mooy ñi nga xam ne mooy waa APR yi nañu dëggal loolu ñu ànd dem rek ci terrain bi incha allahu rabbi jox ko résultat bu leer wax ji moom jërëgul résultat lañu bëgg te incha allahu rabbi nekk am. waaye tey dafa di bis bu am solo ci président Macky Sall fii ci Thiès parce que dafa am loo xam ni lu nit ñi yàgg bëgg la yàgg di ko wax yàgg di ko ñaan maanaam responsable APR yi coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo war a ànd ak mouvement politique yi fi nekk di yëkkateendoo di tegandoo parce que nag président Macky Sall ndam rek la bëgg pour Sénégal yëpp te ndam loolu pour que mu mën koo am il faut que Sénégalais yëpp nekk ci ginnaawam rawatina nag fii ci Thiès Thiès ñun bàkke ko dëkk boo xam ni dëkk opposition la am koo xam ni dañ ko koy féetale te moo ne sax moomu ko de parce que Thiès Sénégal la bokk te Sénégalu ñëpp la donc tey bis bu am solo la APR ak mouvement de soutien yi daje nañu waxtaan waxante dëgg waxante wax joo xam ne biir néeg la fóot xol yi ba vraiment nekk benn jël initiative pour mettre sur pied un cadre boo xam ni dinañu mën a permettre lépp loo xam ni quand au président de la République mi ngi koy def rek ñëpp yëgoo ko mu doon benn loolu lu am solo la lu ñu yàgg sàkku la man meeting yi ma def yëpp loolu dama ko doon ñaan responsable APR yi ndokk nag ba président xamee loolu woo leen ne leen dem leen ci mouvement yi ngeen woo leen ngeen toog waxtaan parce que loolu li moment bi loolu la laaj maanaam une démarche inclusive loolu ñu ngi koy rafetlu te ñu ngi am njort bu rafet ne lii kanam la jëm incha allah bu soobee yàlla. si doxalin bi aussi amul dara lu ngeen ci xaw a ragal. non xam nga doxalin moom ci ay nit ñoo xam ni bokkuñu fu ñu jógee donte ñoo bokk jëmuwaay il faut que mu am des divergences d'approche loolu mënul ñàkk mais c'est dans la loi de la contradiction que la vérité va surgir bu ñu yàggee di toog di waxtaan dinañ xam dëgg fa mu féete ñu jëm fa ñun ñëpp ngir assurer victoire Macky Sall. mais yéen ñëpp pare ngeen pour quand même kenn bañ a bëgg dara lu président wax pour Thiès ngeen ànd. man personnellement mënu ma wax ci turu ñeneen ñi mais man sama mouvement man laa mën a wax ci biir réunion bi man mën na maa wax ni man ak ñi ma àndal amul lenn lu ñuy bëgg lu Macky Sall wax rek loolu la liste bu mu teg rek moom lañ koy votel
incha allah bu soobee yàlla te gëm naa ni yeneen président mouvement yi ni man lañ mel. bon di rafetlu jotaay bi tey parce que c'est la première fois ñu gis ne responsable parti bi woote nañ dajaloog mouvement yi nga xam ne ñoo ngi fi nekk di jàppale président Macky Sall mu nekk lu am solo la nga xam ne tey jii nii parce que gis nañ ko parti d'opposition yi def nañ benn coalition bu am doole ngir jonganteeg président kon dafay baax itam ñun fii ñu xool mouvement yi fi nekk di jàppale président ñu parti président dajaloog ñoom waxtaan ak ñoom ñu lëkkaloo seen i doole ak seen i xalaat ngir mën a def face ak ñooñu pour prochaine élection yi di ñëw président Macky Sall mën a am ndam bu mag a mag fii ci élection législative yi. effectivement parce que biir parti bi fii ci biir dëkk bi dafa am ay lëndëm ak nit ñi lu ay maire yu ñu meroon yu bëri da nga xam ne mosuñu woon am occasion génn ko tey jii nii nit ñi ku ci nekk li nekkoon ci sa biir dënn muy mécontentement génne nga ko xoolante nañ ci bët waxante dëgg ku nekk dëgg gañ la wax nangu nga ko te yaakaar naa buñ fi jógee sunu ànd dina gën a rafet ndax dëgg rek mooy mujj. effectivement tey daje nañu fii ci hôtel Lat Dior pour créer benn environnement boo xam ni entre mouvement de soutien yi ak parti bi di APR di parti président Macky Sall donc ñun ñëpp à l'époque booy xool APR la ñu nekkoon mais it gisuñu woon suñu bopp parce que it dañu tëjoon bunt yi waaw. ba doo xam nooy def donc te président Macky Sall toll nañu foo xam ni moo tax ñu ni nañ dem créer benn mouvement de soutien bu ñu créer mouvement de soutien bi gox ba ñu dëkk muy au niveau de Thiès mais surtout particulièrement au niveau de la zone nord ñu xool seen i mbëbët ak yooyu yëpp ba nga xamante ni nañ mën a xeex pour au moins seen i mbëbët ñu mën ko jotale ñi ñu ko war a jotale pour ñooñu mën fa def ni ñu fa war a def donc daje bi tey bii vraiment dafa venu à son heure moom mooy lan mooy tey jii dafa jot ñu daje bokk ndey bokk baay tey booy xool Thiès moo fi daje. li tax ñu naan Thiès moo fi daje parce que tey jii en tant que Pape Ndaw ma taxaw ak suma frère ñoom Ndeye Sow ak ñooñu ñëpp moo lay wan ni tey jii jël nañ benn engagement boo xam ne président de la République nañ ko wan ni ko ni baneen Thiès juddu na doole bi nga xam ne moo làq woon biir Thiès génn na. xelam mun na dal. voilà xelam mun na dal parce que li tax ma naan xelam mun na dal moom mooy tey jii ñun ñëpp bu ñu engagé woo ni ñu engagé wu nii mu nekk benn coalition bu dëgër bu forte. boo xamante ni vraiment xel yi ni ñu koy waxee ci biir nii bu ñu taxee noonu lañ koy àndee ci biti incha allahu rabbi dara du ñu doyee te wax naa ko fii incha allahu rabbi élection yi jëm ndam ni dinañ ko yëkkati ba mu rafet teg ko ci loxo président de la république te ñu bàyyi xel aussi tamit mouvement de soutien yi. quel que soit ñu leen proposé pour diriger liste bi. ça dépend c'est important ça dépend non ça dépend woon nañu ci waxtaan ñi ngi waxtaan. woon nañu ci waxtaan ñi ngi waxtaan. am na loo xam ne nag waxtaanu biir néeg la waxtaanaguñ ko waxtaanu biir néeg moo mënul nekk nag. ñun ay acteurs développement lan taxaw di yàgg liggéey fii ci dëkk bi di ko def nag ci suuf vraiment li nga xamante ni tey ji moo nekk ci dëkk bi ñun daanaka mën na wax ni ñun ñoo ko fi def taxaw nag bi ñu demee ba gis ni affaire yi xaw na compliqué nu taxaw ñun acteurs de développement yi nga xamante ni ñun ñoo nekk Thiès yor faj mi yor di employé nit ñi di dooleel nit ñi di wodd nit ñi. taxaw ci gàmm yi ñun ñoo fi taxaw léegi pour jàppale le président de la république man ma di ko jaarale parce que aussi président Ousmane Ndiaye conseil spécial du président pour nu jàppale vraiment président ba nga xamante ni li muy tiit ci Thiès ñun doomu Thiès taxaw nan pour jox ko dëkk bi en même temps fajaale li nga xamante ni tamit mooy ñi nga xamante ni dañ fee nekk te nekk fi naka sudul noonu nu taxaw pour régler ñun suñu dëkk en tant que doomu Thiès. lu tax ngeen jàpp ne président Macky Sall waa Thiès dañ ko war a voter comme ni mu gagné partout Thiès warul des ginnaaw. waaw parce que danoo gis depuis boobu ba nëgë ni toujours ñu ngi contre parti au pouvoir te à chaque fois ni di ko contre maanaam chaque fois ni di ko contre. pouvoir mi ngi gagné ci yeneen région mais du gagné Thiès léegi nag mu dem ba xaw a mel ni ñun daanaka pouvoir bi ñun dañoo taxaw pour xeex toujours pouvoir te loolu jëmawun kanam ñun nag comme ay acteurs de développement lan te ñun jëm ci kanam moo nu tax a jóg ku fi yàlla teg danoo fas yéene ànd ak yow loolu moom moo nu tax a jóg moo tax nu wàcc ci terrain bi. waaw sa yéene bi am na comme ni ko alxuraan di waxe innamal a'maalu binniyaat yàlla indi na ko. yéene bi yegg na mais des na ba léegi nag nga baal ma tuuti daal dafa am fu mu desee waaw des na tuuti lu ñu def rafetlu nañ ko mooy tool bi bu booyoon commencé nañoo béy ba commencé rey ñax yu bari mais am na lu des mooy nañu seeti yeneen porteur de voix yi ak Mor Gueye wax naa dama koy waxati nañ ko seeti ñu waxtaan ak moom Ablaye Samb nañ dem seeti ko Ablaye Gueye li ñuy def ci dëkk bi
rafet na. ñëw non rafet dama lay wax lu rafet xam nga man ku def lu rafet damay wax. mais dañ ko war a seeti comme tey joo bëgg booloo tey joo gi daal day def liste boppam kenn yëgu ko. rafet na rafetlu naa ko rafetlu naa jotaay bi rafetlu naa ñëpp nit ñi taxaw ndax boo xoolee fii depuis dem ba léegi maag docteur ñoo coordonné fii mouvement yu bari man maa leen fii coordonné nee nañ ñëw man lii laa bëgg juboo rek gi nga Babacar juboo lépp ca la nekk. léegi président lan ngeen xaar ci moom. président war ngeen ko juboo ngeen. mais juboo nañu mais na juboo bi sell mooy nañu ubbi téléphone yi ubbi oto yi ubbi buntu kër yi man ku ci ubbiwul dinaa taxaw wax ak yow nañu ubbi li ñuy rafet lu naa Abdou Mbow li mu def baax na affaire bu baax na mais li fi daje du ay nit du daw Babacar Fall boobu ñoo bokk benn koñ mosul dugg ci politique. suñ demee ba am ñu mel noonu dañu war a sant yàlla suñ demee ba ñoom ñu mel ni Ablaye Dieye dugg ci politique dañoo war a sant yàlla suñ demee ba nañ dem seeti Mor Gueye man dama leen koy waxaat nañ dem seeti Mor nañ ko dem seeti ñu waxtaan ak moom moo gën su dul loolu waxuma de mais daal nañ dem seeti ñu am doole ñi moo gën man xam naa Thiès Babacar nangul na Thiès kenn gën ma ko xam Thiès kenn gën ma koo xam kenn nañ nangu loolu man nañ nangu loolu.